mbokki asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi ñu nar a yaatal verdict bi ñeel mbirum Doudou Faye dinañ ko xam ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai ñi ñuy njorti ni ñoom ñoo jëloon xale boobule doon ko yebal fële ca Espagne ba mu ñàkk bakkanam dinañ xam fa ñu féetee bés boobule bàyyi Doudou Faye ca boppam la mu sàkku ca kanamu tribunal ba mooy ñu delloo ko juróom fukki junni ya mu joxe woon ngir doomam mën a jël gaal yi te dem. élection locale yi dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2023 xam nañ ko 2022 xam nañ ko démb ba léegi dogal bi tukkee ci njiitu réew mi ku jégi moom maire bay futtu ndax dañoo jàpp ni élection boobule warta woon a génn ci atum 2021 bii ñu nekk. beneen ponk ci xibaar yi SAEMS di syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk moyen secondaire ñoom tamit mer nañu syndicat ba di ñaawlu bu baax a baax doxalinu ay élèves yu nekk fële ca Njagañaaw ca département bu Mbour élèves yooyu lee dañoo song ay jàngalekat sànni ay xeer ca salle des profs ya ndax nee nañu bëgg nu woon a bokk ci ab examen blanc dinañ ci déglu kenn ci njiitu SAEMS ci biir xibaar yi. ginaar nar a ñàkk ginnaaw ñaari fan képp moom moo des ñu egg ci korité daanaka la ñu soxla ca marché ba téeméer boo jël fukk ya duñ ko mën a am jëwriñ bi ñu dénk jënd ak jaay moo ko xamle moom ak naataangoom bi ñu dénk wàllum càmm gi dem nañu seeti ñenn wala bokk ñi gën a mag ñi yëngatu ci wàllum yarum ganaar yooyu le yaatal gi ci kanam ci lay doon mbokk yi ngeen tax mbokk yi ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak mbirum Doudou Faye muy xale boobu nga xam ne dañ ko yebaloon ci ay gaal ngir mu dem Espagne te mu ñàkk bakkanam ca géej ga atte bi mi ngi doon am fële ca Mbuur ñi ñu jàpp ni ñoom ñoo ko yebal ci gaal yooyule seenub verdict dàq nañ ko ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai bi ñu nekk ñetti témoins yi bokk na ci baayu xale bi ci boppam mu nga woon tey jële ca tribunal ba ku ca nekk wax nga yëf yi noo ko gisee moom Baye ja la muy sàkku mooy ñu delloo ko juróom fukki junni ya mu joxe maanaam 250 000 nee na ngir doomam boobu di Doudou Faye mën a jël gaal yi dem ca Espagne. ci département bu Mbour la ñuy des rawatina ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass démb le président Lamine Diack jiite woon I2AF egsi ci réew mu Sénégal ginnaaw daanaka lépp juróomi at ba mu nekkee fële ci réew mu France ñu teewoon ko fa mu bañoon mënuta woon génn foofule moom nag président Lamine Diack di jaajëfal mu ne képp koo xamante ni rek taxawu nga ko ci loolee mu doon dund ci réewu France ni ngeen ko gisee noonu ci image muy démb ba mu wàccee ca aéroport Blaise Diagne bu Diass. élection collectivité territoriale yi dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 xam nañ ko démb ba léegi njiitu réew mi jël dogal mu ni mel ni ko loi 12 avril 2021 waxee kon élection yooyu la war a am lu mu yàgg-yàgg fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2022 waaye loolu neexul ñëpp rawatina ñi faree ci kujje ga ñoom dañoo gis ni élection boobule dafa waroon a am ci at wi ñu nekk waru ko woon a génn kii taxawal parti Pastef di wax meram aljuma Sow lay wuyoo dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. dogal bi nga xam ne tukkee na ci président de la république te ñu mën cee nemmeeku ne élection territoriale yi di ñëw le 23 janvier 2022 la ko nguur gi jàpp njàngat biñ ci mën a def nag mooy suñu gouvernement li nga xam ne mooy gis-gisu opposition bi wala mooy bëgg-bëggu opposition bi ci ni nga xam ne noonu la ñu war a organiser ay élection ci suñu réew gouvernement bi sàlloowul ak wala nawloowul proposition yi nga xam ne opposition bi def na ko parce que ñun ñëpp gis nañu semaine bii nga xam ne génn nañ ko bi coowal datu élection yi jibee opposition la na woon taxawaayam wala xalaatam mooy ñu fexe ba datu élection yi mu bañ a génn at mi nga xam ne ci lañ nekk muy atum 2021 waaye opposition yemul rek ci ne bu ñu yóbbu élection yi 2022 waaye dafa proposé woon benn calendrier boo xam ne ñun opposition bi dañu jàppoon ne calendrier boobu dina permettre ñi nga xam ne ñooy administration électorale ñu am temps boo xam ne dinañ ci mën a organiser élection yi ci ay anam yu mucc ayib waaye dina permettre aussi
ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci processus électoral bi muy parti politique bi wala muy société civile wala muy kuréelu état bi nga xam ne dañ ciy intervenir lu ci mel ne justice Sénat ak yu demee noonu ñu am temps boo xam ne ñëpp dinañ mën a organiser wu pour que élection yooyu jaar ci yoon waaye ñu fexe ba at mi nga xam ne mooy 2022 te mu nekk at mi nga xam ne ci la ñu war a organiser élection législative yi ñu bañ koo laal waaye li ñu nemmeeku tey mooy président de la république ba mu waree jël décret bi li nga xam ne moo newoon proposition opposition jëfewu ko sóoraale wu ko loolu nag dafay dëggal rek li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci suñu gouvernement depuis 2016 mooy à chaque fois buy jël ndogal jëm ci processus électoral bi moom da koy jël wekku ko ci ay intérêt boppam. ministre conseiller bu président de la république Mor Ngom nag giseewul nu ni mel moom dafa jàpp ni waa kujje gi dañoo noppeegul rek ngir jàmmaarloog ñoom ci élection boobule moom moo waral kàddu yooyu la ñuy yëkkati moom Mor Ngom nekkit maire bu Nangalma dañ koy déglu ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. pour opposition mooy opposition sax wax dëgg yàlla Front national pour la résistance ñoom ñoo ko doon représenté. te ma wax leen parce que léeg-léeg damay dégg ñu naan bokkuñu ci ma ne Ousmane Sonko moo gën a bokk ci dialogue national il était représenté dans la commission politique par son plénipotentiaire donc ba dialogue bi commencé ba léegi ma nga ci. donc loolu moom yàgg nañ ci ñun la du ñun loolu ñoom yàggee nañ ko ak Pastef donc du ñu bett tey ñu wax ko tey jii bërki démb dégg ngeen Pastef ki doon wax au nom de l'opposition Pastef la donc mais dama bëgg wax ne bu ñu fontoo bu fekkee ne bëgguñoo dem ci élection nañ jàkkaarloog askan wi leen ñoom bëgguñoo dem élection mais ñun ñoo leen gën a yàkkamtee dem élection parce que bu ñu ñëwee élection daañu leen fët ni ñu leen daan fëte loolu moi je le dis et je l'assume parce que Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 amul benn élection bu nu ñàkk amul te comme nag ñanu nekkoon nanu tolloon lañ daan gagné ay élection rawatina tey bi ñu gën a yaatu donc ñoom xam nañu seen bopp bu baax. ñu jàll ci beneen ponk ci xibaar yi muy wàllum wér-gu-yaram mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppaleen ni ci bés bu mujj bi rek liñ fi def ni ay test toll na ci juróom-ñetti téeméer ñeent fukk ak ñaar am na fukk ak juróomi nit yu amee jàngoro bi waaye amul kenn ku ci ñàkk bakkanam am na fukki nit ak ñett yu sonn loolu ba jamono ji ñu ngi leen di toppatoo ci kër docteur yi mbas mi xam ngeen ni kon mi ngi wëy ba léegi di faat ay nit fii ci Sénégal di tëral ñeneen ña ca des daanaka benn a ngi nii ci ginnaaw ba njiitu réew mi Macky Sall waxoon ne dañuy tëj ci yenn ci ay marché ak bërëb yi ñuy jàngee école yi waaye it fi ñuy jaamoo yàlla tey jile dafa mel ni yëf yi xaj na bu delluwul ginnaaw it yëf yaa ngi gën a dem ci kanam ndax wàññi nañu lu toll ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ci ay doomi aadama yu ñàkk seen bakken état catastrophe sanitaire bi dindi nañ ko fi ab diir a ngi nile moo ne Sénégal ñu ci bëri dañoo jàpp ne dañoo war a dund ak virus bi waaye mesure barrière yi lu ci mel ni ay raxasu ak takk masque ñu ci bëri sax dañoo dem ba di ko soofantal jàngatu Mame Biram Diouf lañ ci àndal. lu tolloon ci fukki nit ak juróom-ñeent ñàkkoon seen bakkan ci Covid-19 ci Sénégal ci fukk fan ak benn ci weeru mai atum 2020 ba ci fukk fan ci weeru mai atum 2021 bi ñu lim lu toll ci junni ak téeméer ak ñaar fukk nit ñoo xam ne ni ñàkk nañu seen bakkan lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett nekk ci lalu hôpital yi waaye it ñeent fukk junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent nit ñoo xam ni kon boobu ak léegi am nañu lii di Covid-19. at ak léegi kon fekk Macky Sall doon wax ni dinañu ubbi nag ci nagniku la nga xam ne nii moom mooy marché yi waaye it la nga xam mooy hôtel yi ak bërëbu jullikaay yi fekk na kon lii di Covid-19 Sénégal doon def ay jéego lépp kon ngir génn ci ndax am na ay restrictions yoo xam ne nii jotoon nañu ko tekk moom Macky Sall doon woo kon Sénégal yi dund ak li nga xam ni moom mooy virus bi loolee kon doon laaj ñu changer soppi li nga xam mooy comportement yi doxalin yi lépp ngir xool naka la ñuy sàmmanteeg mesure barrières yi mu doon comme ak woote goo xam ne nii moom Macky Sall yëkkati woon na ko doon laaj sénégalais ñu am taxawaay gu mucc ayib lu ko mooy lii di virus bi dina gën di teew ci biir réew mi waaye di faat ay bakkan ci lim yu takku. jamono jooji tombe woon ak ay doomu réewu Sénégal yoo xam ni kon ñàkkan nañ seen bakkan ca bitim réew
ñu ci bëri nag amoon jafe-jafe ngir ñu andi leen fii ndax kat dañoo bloqué woon loolee waaye tombé ci kàddu yi nga xam président Macky Sall yëkkati woon na ko doon xam ne ni kon guleet dinañ mun a andi néew yooyu ci biir réew mi rawatina ña nga xam ñoo nekkoon ca Europe mbala sax ca États-Unis fi mu toll gannaaw kon état de catastrophe sanitaire ba nga xam ne ni tegoon nañu ko waaye ñu mujj kaa yëkkati lii di activités yi nag ñu dooraat ko nit ñi di liggéey di am yaakaar lépp loo xam ne nii jotoon naa kaa ñàkk ci li nga xam mooy Covid-19 bañ doon dundeek moom ñu mun kaa dabi waaye it laaj ñu gën a teey di gën a moytu ak sàmmanteeg la nga xam ne nii moom la waa kër docteur yi santaane muy rek lii di mesure barrières yi ñu gënu kaa respecté rawatina li nga xam ne nii mooy takku masque bi waaye di raxas sa loxo ak gel mbala sax ak saabu waaye it ci àdduna si ñëpp taxaw di ragal li nga xam ni kat moom mooy ba léegi Covid-19 ak mbooleem vaccin yi nga xam ni sax borom xam-xam yëkkati nañ ko di laaj kon ñi nga xam ne ni ñoo war a taxaw ngir jël vaccin yooyee ñu sàmmanteeg lu ni mel Sénégal boobu léegi di doxal waaye ba tey ñuy xaar la nga xam ne nii mooy taxaw seetlu ga nga xam ne nii war na ci ngir ñu mën a xam bu baax fan lañ ci toll ak it fan lañ ci jëm. ab coow lu juddu fële ca Njagañaaw rawatina ci ab lycée bu ñuy duppee lycée Jumakoor Faye ay njiitu élèves yu nekk foofule daanaka bëgguñu woon dem présenté wu ci examen blanc ba tax ñu yëkkati fa ab fitna doon jéem a songu yenn ci ay jàngalekat dem nañ sax ba jël ay xeer di ko sànni ca salle des professeurs SAEMS di syndicat bi ëmb jàngalekat moyen secondaire di naqarlu bu baax a baax la xew foofule ñu ne ñu ngi xaar ci kilifa yi ñu jëkkati ay daan teg ko ci kaw ndongo yi ñu jàpp ni ñoom ñoo def lu ni mel. Tamsir Bakhoum moom mooy secrétaire général national bu SAEMS ñu dénk ko wàllum jokkoo bi dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. xale yooyu nga xamante ne ñooy ndogal daara ci école lycée bi ak ñaari école privée dañoo bañ ne ñoom seen bopp duñ def lu ñu xam ne mooy bac blanc bi bu yemoon foofu sax mën nañu wax ne garaaw wante dañ ca topptal jël ay xeer ak ay kaddu yu salfaañu daal di ko teg ci ndoddu administration bi ak jàngalekat yi. moo tax SAEMS mi ngi naqarlu bu fa naqarlu yem mbir moom nga xamante ne ndongo yi def nañ ko ci école bi te SAEMS mi ngi indi dooleem di jàppale jàngalekat yi ak administration yi ci li nga xamante ne jël nañ ko comme mesure provisoire. wax nañ ko école dafa war a nekk bërëb bi nga xamante ne moom mooy former kàngam yi nga xamante ne suba ñoom ñooy yor li nga xamante ne moom mooy développement Sénégal wante école warta nekk ba nga xamante ne dafay former ay bandi kon xale yooyu il faut ñu sanctionner. ci njàng mi la ñuy desandi ba léegi ak Ndakaaru mi bëgg ba léegi rek ñuy génnee ca FASTEF wala CRFPE ñu indi leen ngir ñu fexe ba fattar ñi fii jàngalekat ci manqué ci école yu bëree bëri inspectrice d'académie bi moom moo ko xamle ginnaaw revue régionale annuelle bu paquet moom Khadijatou Diallo di fàttali it ni ci revue boobule dañoo soxla di xam collectivité territoriales yi ban koppar ak ban lim la ñuy jël di ko dugal ci njàng mi dañ koy déglu ci micro Alhassane Ba ak Mohamed Dieng. xam nga Dakar ak Thiès mooy plaidoyer bi ñuy def ñun inspecteur d'académie yu région de Dakar xam nañ ne Dakar ak Thiès bu amee ay sortant mooy ñi nga xam ne dañ leen tàggat ba pare war leen yóbbu ñu jàngale ji mooy CRFPE wala FASTEF professeurs yi nga xam ne tàggat nañ leen ci FASTEF war leen yóbbu ñu dem jàngale ji Dakar ak Thiès duñ am dara te loolu yàgg na def na ay at nii de telle sorte que ñun fi mu ne nii dañu am ay difficultés ci élémentaire par exemple jàngalekat boo génnee da ngay tëj classe te loolu duñ ko def moo tax fi mu ne surveillant amuñu ko ci lycée yi ci collège yi loolu tamit problème la donc dañu ñaan fi mu ne nii plaidoyer bi mooy que nañu delloo siwaat bu ñuy séddale jàngalekat yi nañ ci boole Dakar ak Thiès parce que ñoom li ñuy jot mooy ñiy jóge ci région yi day fekk ñooñu li ci gën a bari dañu feebar ñu ci gën a bari dañu nekk mag wala ñu sonn daal donc soxla nañ daal xale yoo xam ne xarañ nañ tamit pour que ñun tamit ñu mën a bénéficier wu ci seen formation yi. étudiants yi nekk université Gaston Berger bu Ndar te bàyyeekoo fële ca Kaolack ñoom it danoo mer bay futu la ñu bëgg mooy ndimbal biñ leen di jagleel at wu jot ñu jox leen ko ndax gis nañu ne ñeenti at a ngi nii mënuñoo fexe ba teg ci loxo démb ci guddi la ñu bàyyeekoo ca Ndar fajar teel ñu egg ca buntu mairie ba ngir ñaxtu ca buntu mairie boobu ca boppam ñuy woo seenu kilifa maire ba di Mariama Sarr reportage Ibrahima Diame Fally Gueye.
dañu xëy daal di assiégé kon rond-point mairie bu Kaolack ak seeni pancarte gàllu ay brassard rouge pour laaj seen subvention yi leen mairie bi war a jox te jotuñ ko am na ñeenti at. tey dañoo wàcc si fii parce que dañoo sonn dañoo maar ci li xew ci dëkk bi depuis 4 ans ngi nii ñeenti atu yàlla ñu ngi topp madame le maire Mariama Sarr pour mu jox ñu suñu subvention bi nanguwuñu koo jox. loolu du dëgg du yoon subvention boo xam ne chaque année da daan génn depuis 4 ans mu ngi ko bloqué lank ne duñu ko jox affaire yi métti nañu trop tey moo tax ñu def descente ñëw fii. étudiants yi di ñaawlu seeni conditions d'études yi ne métti na bu fu méttit yam net sonn nañu tay nañu di interpeller maire Kaolack ci seen subvention yi la. parce que foog nañ porte yu ne bind nañ ay bataaxal pour gis ko nanguwul ñu gis ko bind nañ ay pour gis ko nanguwul ñu gis ko dem nañ këram toog fa 17 heures ba 3 heures. sànq ne duñu gis di recevoir ay mbootaay lan moo tax 4 ans ngi ni ñu bëri ñu ngi bàyyi seen jàng parce que université bi si condition yi mu am gars yi attanatu mbir yi dafa métti dafa dem ba tar loolu nag lañ mënatul moo tax ñu wàcc fii tey pour wane suñu mer parce que lu toll ak junniy kaw la quoi ñu ngi foofu di fa jàng junniy ndongo ñoo xam ne amuñ assistance amuñ dara. naka nag pare nañ seen déclaration yi ñu doon def ak taskatu xibaar yi ci la élément police daal di wàcc ci bërëb yi pour wax leen ñu bàyyi yoon bi. libérer l'enfant là, libérer l'enfant. Pour commencer, libérer l'enfant. Pour discuter, pour d'abord discuter avec vous, dafa jabat libérer l'enfant ba pare balaa ñoo wax ak yéen. ginnaaw kon wérante bu mel ni tulleeg male diggante étudiants yi de ak policiers yi fi ñëwoon étudiants yi daal dinañ bàyyi kon dellu ci rond-point cœur de ville de Kaolack fi nga xam ne fa la ñu wàcce woon seen bagage yi suba teel. tontub maire ba di Mariama Sarr moom nee na loolee di ab ndimbal te ñu koy sàkku nekkul loo xam ne wareefu maire bi la maire bi sax ne leen bu ñu taxaw benn yoon di ko sàkku saa su nekk jàpp ni lu war la buñ ko defulee moom dina dakkal bépp yëngu-yëngu wala bépp ndimbal boo xam ne mu ngi koy def moom Mariama Sarr ci turu ministre bi mu doon dañ koy déglu ba léegi ci micro Ibrahima Diame Fally Gueye. étudiants yi li ma ci bëgg a wax rek mooy compétence yi ñu yore li ñu sas xam nañ ko ñu ngi koy doxal ñu ngi dem même au-delà de ça concernant les étudiants mais suñu bëggee jël loo xam ne nekkul obligation ñu bëgg ko def obligation dinañ leen wan que ne lii du obligation li nekk obligation loo xam ne sax dañ ko mën a def rek pour jàppale leen c'est les aider dans le cadre du transport pour ñu jógee fële mën a ñëw mais subvention boo xam ne dañ leen di jëlal en charge fu ñuy dëkk wala loo xam ne dañ leen koy allouer régulièrement loolu wax dëgg yàlla ñun en tant que commune nekkul suñu compétence mais ñu ngi koy def parallèlement en tant que responsable de la région parce que jëlal nañ leen UREC bii ci boppam jëlal nañ leen logement à Dakar depuis 2014 ñu ngi koy fay te musul dakk ba actuellement ñu ngi koy fay defe naa bu ñëpp defoon noonu képp ku yeewoo ci Kaolack nekk responsable nga am ay moyens ñëw dimbale leen étudiant Kaolack waruñu taxawàllu fenn waruñu leen génne ci location waruñu am benn jaaxle. Korité daanaka li ci des néew na ñaari fan ba tax na tey jilee ñu waxtaan ci ginaar ñu bëri di ko jëfandikoo ci bés boobule liñ ci nemmeeku kay mooy lu ci bëri dina manqué jëwriñ bi ñu dénk wàllum jënd ak njaay mu ngi koy dëggal sax ci marché bi téeméer boo ca soxla fukk yi duñ ko mën a teg ay gët moom ak naataangoom bi ñu dénk wàllum càmm gi dem nañu seeti ñiy yëngatu ci njaayum ginaar googule lu ci mel ni Sedima reportage Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. fan rek dox suñu diggante ak korite gi jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu élevage ak production animale ak naataangoom bi ñu dénk wàllu njënd ak njaay dem nemee ko ji nag abattoir bi nga xam ne Sedima moom moo ko moom te mu nekk ci route des Niayes ginnaaw nag bi ñu xoolee pàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci jumtuwaay boobu ñu natt ci fukki milliards jëwriñ ji nag di xam le ne ren ji ginaar dina manqué ci biir réew mi. ma nag ne ci weeru koor gi moom li ñuy soxla ci ay ginaar dina war a toll ci fukki millions. nee nañ ma tamit li nga xam ne ñiy jaay ay cuuj di ko jaay ñi nga xam ne ñooy yar di jaayaat ñoo ñu yar di jaayaat jënd nañ daanaka lu toll ci juróom-ñeenti millions donc mu mel ne fukk yu ñuy xaar juróom-ñeenti war nañ ko matale. ñàkk ginaar googu nga xam ne nag nemmeeku nañu ko ci marché bi moo tax njëg yi daal di yokku. dëgg la ministère du commerce constaté na ci fan yële ñu jógee ni am na tuuti hausse prix yi poulet bi day wane ni rek am na tuuti lu wàññeeku ci approvisionnement bi donc bu ñu gisee ak li fi nekk ci Sedima ñu am yaakaar ni ci yeneen entreprise yi yëpp dinañ fa am
production yu acceptable am nañu yaakaar ni déficit bi du ko tax a tar noonu te incha allah ñëpp mën nañu am poulet bu ñu soxla ci période Covid. bokk na ci leneen loo xam ne nag moom moo ko waral mooy mboq mi nga xam ne dañu koy faral di jëfandikoo njëgam dafa yokk ci marché international bi. tey jii nii ginaar li koy defar aliment la aliment lu koy defar 60% bi maïs la mboq boobu ñun industriels yi dañ koy importer dañ koy jëlee ba Argentine jëlee ko ba Brésil indi ko fii jëlee ko nag lu cher ndaxte ci Covid bi prix wu mboq yooyu yokk na de plus de 30%. te ñi ngi waajalaat nee nañu yokk prix boobu ba 60% ci prix wu mboq ku jëndee mboq loolu di ko produire ça veut dire que da ngay produire à perte loolu moo waral li nga xamante ne metti nañu loolu ñun ñëpp di ko booyee di ko joytu hausse du prix de l'aliment moo indi tamit hausse du prix du poulet. ci fàttali nag ñii di yëngu nag ci yaram ginaar jàngoro ji di coronavirus laal na leen bu baax a baax ab plan ngir nag daal di leen di dimbali daal di nañu koy xaatim 20 fan ak juróom-ñett ci weeru avril bii ñu génn. ngir waajal korite googu ba léegi fondation Soxna Bali Muntaxa di wëyal ay action am daanaka juróom-benn weer ci ginnaaw lañ ko taxawal jamono ji ñu ngi wëyal ba léegi seeni yëngu-yëngu lu toll ci juróom-benn fukki million génne nañ ko ci xaalis ngir jàppale ñi seen yoxo jotul seen ginnaaw ay quartier yu nekk foofule ca Touba ak ay daara Cheikh Diop lañ ciy déglu bokk ci ñi sos fondation bi ci micro Mariama Diop ak Talla Samb. xam ne Sénégal li mu baaxoo bari na ay néew ji doole ñoo xamante ni bii moom luñ seen bopp dara mais Soxna Bali moom dafa créé fondation Soxna Bali Mbacké mais pour jàppale néew ji doole ji jàppale dongoy daara yi jàppale it hôpitaux yi jàppale it malades mentaux yi parce que tey gis nañ li nga xam ne fondation bi joxe na ko ci diir bu gàtt bi mu juddoo fondation bi mu juddoo juróom-benn weer dong la toll mais ci biir juróom-benn weer yi sunu borom baaxee na ko mu am don yu toll ne ni ñu ko waxee sànq boo xam ne bu ñu ko xaymaa nekk na enveloppe presque 62 millions ñu séddale ko ci ay denrées fondation bi jël ko jàppale ko néew ji doole gi ñu répartir ko ni ñu ko gisee noonu muy daara yi ay crèche bi Matlaboul Fawzeyni hôpitaux yi Touba ci kanam noonu la ko fondation bi aussi yamul ci loolu dem na sax ba génn Touba ndax Touba jox nañ fi 17 daara tey fondation bi dem na ba daara yi nga xam ne ñu ngi Saint-Louis dem na ba daara yi nga xam ne ñu ngi Fass Touré dem na sax ba daara bi nga xam ne mooy daara Kokki dem na sax ba Porokhane te yamul foofu dañuy door a commencé loolu mais dafa bëgg incha allah bu ñu continuer bu ñu defaatee yeneen programme mu daj 14 régions yu Sénégal yëpp loolu mooy yële fondation bi nga xam ne pour jàppale askanu Sénégal yëpp. fondation fi mu jëm day door a judd ci 6 mois tey jii mi ngi am ci Sénégal rek au niveau national waaye fi mu jëm dafa bëgg a daj àddina Sénégal kap muy au niveau international ba tam wuti ay moyens pour jàppale ko néew ji doole jàppale ko Sénégal loolu moo tax a jug fondation bi. ñu dem fële biti réew wax ci fitna gi gën a tar diggante Israël ak Palestine rawatina ca Jérusalem Est foofee am na fitna gu tar a tar ay roquette la waa Hamas tiré fële ca bande de Gaza mu wutali ji ci territoire bu Israël état hébreu ba ca Saasia daanaka la réagir moom tamit dem bombarder foofu Gaza faat nañ fa lim bu takku ci ay doomu aadama ñu ngi wax ñaar fukk bokk na ci juróom-ñeent ci ay gone ñi am ay gaañu tamit sakkan nañu loolu ni ngeen koy gisee ci image yooyu le am nañu seen xam-xam màcc ci wàllum foofule nee nañu boo moyul nag fitna googule dina demaat ci bés yi ñu dëgmal dañuy egsi ci ponk bu mu julli ak lekkaay yi xëy ñu ànd ceeg El Hadj Assane Gueye. Observateur naka yéenekaay yu bari xëy tey waxtaane rëddaat gi ñeel Ndakaaru yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne bokk na ci plan secret nguur gi boole mairie Dalifort ak Ndakaaru Pikine ñu amal fa ci lu xóot ay coppite Parcelles Assainies wekku ji ci Géejawaay Observateur xamal ñu it ne lu ñeel ba tey gox-goxaat yi président Macky Sall jàpp na app teg ca gën a ñoŋal majorité am app bi dimanche 23 janvier 2022 enquête tàmbali wàññi ba moom ne kon ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari fan kese ca des yéenekaay bi ne président jàpp na ab datam ci lu benn yëgoo amul nag ndax kenn sax ci opposition bi bokkoon ci dialogue politique bi ma ngay xamal yéenekaay bi ne ñoo ñëpp ci yem sénégalais yëpp ci yem ñoo yëgandoor dogal bi le quotidien jàpp ne 23 janvier 2022 app ya la ca moo ne ñu ne opposition bi la ko gënaloon la mu bëggoon mooy ñu amal yooyu wotey gox-goxaan gën caa yeex décembre 2021 le témoin ñëw ci redécoupage administratif bu Tëngéej di rëddaat gi ñeel di waanu Tëngéej yéenekaay bi ne séddalem bukki nag ba ko Oumar Gueye defee moo taal ay wa dale ko Bambilor jaare yenn kër Njaayloo Jaxaay Kunun askan muy
tund yooyu yëpp ànd doon benn gis ne jëwriñ ji daal dafa bokk ci jongante bi ba noppi bëgg a wëlbati ku doon arbitre maanaam daal di ràcc jëmee booram. source a moom xëyee leneen di ki war a wuutu juge Samba Sall ak li nga xamante ni mooy pal gi ñeel kilifa googee yéenekaay bi nag laaj ba mu def mooy ndax président Sall ci fànn woowee day forcer rek def tànne fam li waral laaj bi mooy yéenekaay bi dafa jàpp ne la koy yoon wax moom président de la république mooy faaw mu convoqué woolu conseil supérieur magistrature ngir pal googee ndax nag ci lu wuuteeg tànneefu magistrat instructeur yu tribunal yi tànneefu doyen des juges ñu ne faaw xalaatu conseil supérieur magistrature. wàllu politique les échos dalal madame le ministre Zahra Iyane Thiam lu ñeel mbootaay gi di Benno Bokk Yaakaar mu ne naam ambition du lu ay choc bi di jonjoo naka noonu waaye nag warul am njeexite ci li nga xamante ni mooy intérêt général moom ci wàllu politique mu ne du xool kanam waaye ngëm-ngëm ak pasteefu lay demee ca nag mu ne lu jëm ci wàllu pasteefam mu su ko tàqale ak bëgg-bëgg gi mu am ci réewam. Mourchid Iyane Thiam yàlla na ko sunu borom dalal ca Firdaws commission ceenu weer gi mu fi ba tey ñoom defuñu li wolof naan yennikati xideen da yëgoo ndax nag ay woroy gis-gis seen biir waral ministre intérieur wooluwaat leen démb les échos ne ministre Antoine Diome mujj na nag peeral bombe bi ba mujjul kalaate imaam ya gindiku nanu démb ci bureau signé la fa yéenekaay bi méngale ak pacte de non agression. enfin libre noonee la Soleil xëyee tey ak ñibbi si président Lamine Diack di lu dugal am peex ak cant gu rëy ci njaboot gi soppe yi waaye it askan wi deful nag benn déclaration bi mu yegsee jaaree Air France la mu yéene woon rek ñu ne moom kilifa gi mooy su yegsee dem ziyaari xabrub ay wayjuram waaye ziyaari magam di ancien entraîneur football Alioune Diack. observateur ñëwaat ci na mu yegsee démb nag moom kilifa gi ñaari doomu jigéen ca wet ga na ko noonu président bu Jaraaf Cheikh Seck njaboot gi gërëm bu baax nag jaraafam Ndakaaru état Sénégal ci jàppale gi ak ñi ko def ñëpp ci suuf kuréel gii di collectif des amis de Lamine Diack jaare ci président ba Majib Sène ñoom ne dañu koy ba mu dallu giseeg njaboot gi waaye seen yéene mooy fan yi nu dëgmal amal am ndaje moo xamante ni dina may moom président Lamine Diack mu yëkkati kàddu gërëm waa Sénégal. leneen ci yéene kaay projet bu mag bi di Akon City Libération ngir wane ni projet bi demagul dikkagul ne première pierre ba xeer wu njëkk war na fa teg sax daa mujj ne mër ca mbooy ga ca 55 hectares yi ñu ko daggal ca Mbodiène. Ibrahima Niang bu Forum Civil Mbour ne du machine du brique du ay ouvrier ca chantier boobee lu bari ca suuf sanu fa jëlit ñu ne suufas baykat yi la ca ba fii du ca kenn ku nu jox yi ndàmpaay. wàllu wér-gu-yaram source a ñëw ci njaaxum gu mu ne dafa xew ci clinique ca Touba Mbacké benn ci ancien immigré bu entré foofee ndax suukar su wàcc lool ca deret ja 22 ba 26 avril bii ñu génn la woon infirmière ba fa nekkoon garde sol ko butéelug sérum glucose 10% bu périmé wees àpp ba ñeenti weer ci ginnaaw la ko sawee mu ne moom malade ba dafa lire notice bi ci la sàkko ñu dakkal butéel ya ci enquête bi nag ba nu laajee infirmière bi ci loolee nga xamante ni mënoon naa rey boobu malade waxu fa lu dul naan seetluwul woon ne àpp ba wees na rax ci dolli malade ba dafa crise zone bi nu koy taxaw. wàllu lamb sunu lamb ni Gris Bordeaux ñetti sas la am ci dajeem ak Balla Gaye 2 benn jël revanche am ñaar jëlal revanche Tafa Gueye ñett stoppé baare Balla Gaye 2 dina ko mënam déet li ci kanam rawuti gët moom Balla mu nga démb ak tey ca INSEP ci Paris ngir di entraîner ak a waajal ay bëccëg. jaajëf El Hadj Assane Gueye sant ko gërëm ko ak yéen ñi àndoon ak télévision Futur Média yeneen i xibaar 18h30 incha allah ak rédaction bi di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm koorub jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf.